Abdoulaye am na laaj boo xamante ne xam naa ne gars yi bàyyeeguñ ci xel. mu di livreur bi nga xam ne mooy bu Mame Ndiaye Savon ndax nag pour rappel ku ko jege la ndax xale bi yàgg na ci loxo ki nga xam ne moo di Mame Ndiaye Savon. dem na sax ba seen voyage bi nga xam ne moo mujj fële ca Chine gannaaw jafe-jafe yi fa Mame Ndiaye amoon ak benn xaritam bu ñuy wax maman Vulgaire moom moomu noonu fa la ko fekkoon. moom Dabakh tey bu ñu demee ba daal di ne dañ jàpp nañu Dabakh jàpp Zo Baldé test bi ñàkkul war nañu dem defe ji leen test di war a mën a xaar tey ci fin journée bi résultat génn donte nekkul loo xamante ne ni bii moom laa koy yéenee tey ñu ne daal di nay positive ndax mënul gàkkal turu Mame Ndiaye Savon. si parce que mën nañ ne Mame Ndiaye Savon xam nga Sénégal dama lay wax de ci ëtt lañ ne. waay. Mame Ndiaye bu yëgee bu yëgul dañ naan yëg na. tata parce que déjà ñu ngi ko koy waxal. nee nañu kii di borom këram bi ka takk. mariage arrangé la ndax moom moomu noonu daa bokk ci loo bi nga xam ne mooy bu ñoom Zal Mbaye ak. Zo Baldé ak consort. bizarrement dugg naa ci seen game gi ñu yéen. muy topp kaa bi. non jamono ji parce que dem naa ba xaw a topp tuuti mariage parce que damay gis ci suuf. di seetaan bu Zal Mbaye ñu ne gars yi des fois ñu tagge ci suuf. mariage Mame Ndiaye Savon que ainsi de suite j'ai tapé j'ai appuyé après ci laa gis le gars tada man je vais juste me limiter pour l'essentiel mën na gàkkal deram parce que xam nga tax dañ naan Zo ci moom la nekkoon Zo kon lu Zo di def te xam nañ Zo comme ni nga ko waxee jege na Mame Ndiaye Savon lool kon maanaam lu fanaan ci Zo lu jenn ci Zo fanaan ci Mame Ndiaye Savon ñoo ci sax nga xam ne mooy employé waaw mooy employé bi waaw lu fanaan ci lu commencé ci moom rek ñëw ci moom kon ça veut dire que dañ naan xam na lépp da cee toog kon dañ naan moom ci boppam day nëbb ay góor jigéen ñu bëri loolu dañ koy taxé. mais kon pour firndeel li Abdoulaye di wax dagguma la Mame Ndiaye ci benn vidéo moom ci boppam wax na ko ne moom bu xamoon ne Zal Mbaye góor jigéen la sax du ko wax ñu ma ne da ciy maandu. waaw parce que vie privée am la. ndax loolu sax mënu koo porter li nga xam ne mooy préjudice. waaw d'après ni mu ko waxee ne bu ma ko xamoon sax. dama ciy maandu du ma ci wax. waaye ba mu génnee mu mel ni rek jëkkëram. la ñu jiiñ ak borom ñaari tur moo waral ñu def lii di mariage arrangé bi. moom ba mu génnee daf cee yuuxu. moom mooy laaj sax bi ma laaj Abdoulaye ndax mënul gàkkal. li nga xam ne moo di image am jëm ci borom ñaari tur yooyu noonu leen. mën na ko gàkkal comme je disais tantôt mën na ko gàkkal parce que comme déjà moom wax na ne sortie bi mu def ne bu ko xamoon waaw vie privée la mais bu nekkoon par exemple xam na ne entre guillemets parce qu'on sait pas encore am na sida bi nga noppi ca t'es complice ça moom day la naan ba ñett yóbbu la parce que t'es complice parce que xam nga ko bu baax a baax tey nag bu nekkee wàllum góor jigéen la c'est sa vie privée tant que defu ko kanamu nit ñi li ñu naan acte contre nature maanaam nekk la en plein ébat sexuel nga ne ca comme am na ñoo xam te ne jàpp ne leen fekk leen en pleine action fekk leen nag seen i lubrifiant ñoom seen ñu nekk ñu set wecc ñu nekk ca ñooñu jarul werante xam ne ni naan tunga ne du taxaw ñuy natal ñooñu ñu nga en action mais moom mi nga xam ne daf ko nekk wala nekku na ko dans chacun des cas actuellement on dit présumé kon bu ko nekkee bu ko nekkul là on verra mais li suñ problème li problème enquêteurs yi c'est VIH sida la tey nit mën nañ laa jàpp benn 2 ans 3 ans tëj la génnee la mais bu nekkee VIH sida bi la sa yaa xayti bu noo génnee noonu. mbaa yëg nga ne kii di Zal Mbaye dafa nekk en sursis ba tey moom gannaaw bañ ko fi jàppee daaw. mu tëdd 3 mois amoon na sursis de 2 ans. tey bu ñu ñëwaatee ne Zal Mbaye dafa am li nga xam ne moo di VIH bi te teg si yemu ca waaye dafa doon jaxasoo ak ay doomu aadama ñu koy wàllanti seen biir. tey lan moo nar a nekk li nga xam ne moo di daanu Zal déjà man kay tara fam nar a ne déjà xam nga am na dossier foofu comme nga yaa ngi wax am na fa benn dossier bu fa toog di ko xaar mu ajouté waat ci bii même bu nekkee dossiers yi sax bokkuñ mais jàppal ne déjà boo duggee foofu rek boo fa delluwaatee say dossier bu na faa këtam comme li may wax rek nee naa leen man mii bu ñu ma convoqué woon mën naa dem ñu convoqué ma ci lii leneen fekk ma fa yaa ngi fàttali ko suñu plateau ka demoon doon témoigner kenn fan ñu téye ko fa kon ça veut dire que say dossier moom la ko fekkee de mën na la gën a chargé kon beneen charge mu indi ci moom te fa muy gën a méttee ci moom bu ñu ko testé tata foofu moom bu ñu la testé nga nekk ko moom nga am li nga xam ne moo di VIH bi tata sa situation day gën a métti en tout cas lenn la au début on a vu beaucoup de personnes chargées Pape Cheikh Diallo man je le dis li ñu doon chargé Pape Cheikh Diallo nañ ko chargé ñëpp
parce que gaa waaw mooy loolu sax dama ci bëggoon a ñëw muy coow li ba mu dooree ba tey da ngay gis kuñ ci jàpp boo ñëwee nga ne Pape Cheikh Diallo kuñ ci jàpp nga ñëw nga ne Pape Cheikh Diallo te Abdoulaye yaakaar naa ne ñooñu te au début kenn rek a ko cité woon muy Doudou Diagne ñi des ñëpp dañ nga xamul Pape Cheikh Diallo tey ji nag affaire bi booy xool dossier bi li koy jaay dëgg-dëgg c'est le nom de Pape Cheikh Diallo te moom benn la ci ñaata personnes on a arrêté des vingtaines de personnes mais on cite que le nom man je le défends pas je le défendrai jamais de ma vie parce que ñun man déjà man religion bi ma bokk il n'accepte pas ça donc Abdoulaye je défends loolu personne kenn défendre voilà waaye mais dafa mel ni nag dafa amaale ab règlement de compte parce que nag ñu ni tamit dëgg la ñu ngi ci dëkk bi di traité dossier yi ni mu waree waaye mbir borom ñaari tur yi kii di Pape Cheikh dafa mel dafa am ñoo xamante ne dañ ko ci ñandale dañ ko ci ñandale weesuwul da nga ciy gis koo xamante ne bu ciy wax da ciy waxaale benn xëtër goo xamante ne ni bi fàtte ñi nga xamante ne ni bi ñoo ngi ci biir dossier bi yaa ngi dégg te am na si ku ñu wax ne dafa wàllu soxnaam waaye kii di Pape Cheikh Diallo bu dee dafa am jàngoro bi wàllu ko ki nga xam ne moo di ay soxnaam du ci Mami Ndiaye mi mu tàggoo du ci ki nga xam ne moo di Kia Aidara Abdoulaye tey boo xoolee ñu ngi wax Zal Mbaye di wax Zo Balde di wax keneen waaye da ngay dégg ñu ne Pape Cheikh Diallo xam nga liñ naan li Thione Seck woyoon siiw di jàmmi borom c'est ça moo ko tooñ en plus ñu bëri sont déçus dama lay wax dëgg nag beaucoup de personnes sont très déçues parce que lan ki nga xam ne moom lañ bëgg ki nga xam ne moom lañ doon maanaam bu Tata Jolie tey TFM boo koy seetaan am na benn son buy daw rek sa xel ci lan lay dem Pape Cheikh Diallo boo ko fële soo ñëwee QG bu dawee son bi bu dawee Tata nga sori nga jege sa xel ci Pape Cheikh Diallo ñoom ñi fay toog sax da ngay xam ne carrément ñii xam nañu fii du seen place. c'est ça parce que dama lay wax quoi qu'on puisse dire. il est le meilleur ci li muy def. loolu moom kenn du ko bañal man. ma bëgg ni muy présenter j'aime la manière dont il le fait avec amour. sans rien du tout. bu ñu waxtaanee ci wàllum ñaari tur yi. voilà wax VIH bi dañuy ñëw ci Pape Cheikh taxaw. wax ci professionnalisme bi nga xamante ne mu ngi ci moom. voilà il est sans façon. suy def lii di présentation. mais ñu bëri dañ naan il a abusé de notre confiance. mais son travail et l'autre ça c'est différent. bokkul man ça moom je suis très d'accord liggéeyam ak sa vie privée. du benn. nañ ci parce que Tata pour mu leer. bon ba léegi bi ñuy cité. je le défends pas je le répète encore. cité wuñu ne kenn Pape Cheikh Diallo ko wàll. kenn il a des enfants non. waay enfants yi amuñ ko. te Abdoulaye am na. mais parce que moom xam na ne actuellement. j'ai ce maladie. mais je dois protéger les autres. je dois protéger le mais secret médical dafa am. tout à fait Tata ku ci nekk am nga luy nelaw sa biir yaram te bëggoo kenn xamal la ka. Tata nañ ko xam ne noonu tey ma am VIH sida c'est pas facile ma génn taxaw publiquement naan dama am VIH sida nañ waxante dëgg. mais certes il y a des gens yoo xamante ne man la première personne que j'ai connue mu am VIH sida. je me rappelle j'étais en classe de 3e. dafa ñëw moom moo taxaw devant la mosquée ci biir mosquée bi ku jigéen ñëwoon doon sensibiliser les personnes nee na moom day sensibiliser nee na VIH sida ameewu ko ci sëy ameewu ko ci neneen. donc dañ ko wàlle sans pour autant mu xam fan la ko jëlee mais dafa ne li ko dal buggul mu dal keneen moo taxoon mu ñëw ci biir jumaa yi. di xale bu sérieusement Tata Jolie elle est tellement belle. muy sensibiliser. mu taxaw di sensibiliser ne leen man dama ko am. te nag li gën a bon boo ko amee nee na dañ lay daw parce que moom nee na jëkkëram sax da ko dawoon. mais terewul Tata mu ngi liggéeyam nee na je gagne nga xam nga lu ñuy wax je gagne bien ma vie. te day xool ñi ko am la plupart c'est facile que ay nit approché leen pour ñu yàq parce que Tata monde bi ñu toll damay rejoindre Arona. waay Arona ñaaw. des fois nag ma gis ñu koy taxé lu ne. mais je suis d'accord avec lui. am na ñoo xam te ne lii seen avantage ak lii seen bëgg-bëgg. mooy dëkk bi jaxasoo. monde bi sax d'une manière générale. pour lan ñu mën a am gagne-pain. et je sais que ce qu'il a dit nekku da ko waxantu quand il dit que VIH sida dañoo trouver remède am c'est vrai. mën na nekk parce que dem nañ ba ne wàll dootul wàll mën na mais ku dem bala ne mënatoo koo mën nga sëy te doo ko jox sa soxna. ku la ne mën nga sëy ba am doom te sa doom du ko am. mais Tata Jolie kooku mën na di jënd doo ko faj. Abdoulaye su ñu ñëwee ci carrière bi
non il a non waaw carrière Pape Cheikh Diallo donte réputation bi moom waxatuñu ko ndax moom boo xoolee sax avant coowalu borom ñaari tur yi moom réputation déjà gars yi dañ ko doon xajamal di yàq man li ma neexoon ci moom lenn la da ngay wax ci moom il te répond pas. demoon na nag ba xaw a ba feebar ci. muy santé mentale bi muy wax. parce que nag li ñuy ne kuy barigo bu yàggee di du it. mais xam nga bés dina jot mu fees. xam nga feebaram boobu bon bi mu mujjee wax moom sax il a expliqué sa maladie. bon j'ai vu que ñu bëri nee nañ bon déglu naa ci benn médecin. boo xamante ne je pense qu'il n'ose pas devant les téléspectateurs. non pas cette maladie waxuma. maanaam traumatisme bi mu defoon mais je reviens un peu avant ma ñëw ci traumatisme bi. bu ma ñëwee ci feebar bi nga xam ne moom la tuddoon ñu bëri ils ont dit que li mu waxoon ca il nous a ki nga xam ne moo di Pape Cheikh Diallo. il nous a déjà mis dans le bain mais ñun ñoo comprendre ton que il avait li nga xam ne moo di feebar bi qu'il était homosexuel mais pour man tel n'était man mënu ma ko woon kenn mënu ko woon deviner. bu ñëwee ci traumatisme sénégalais yi dañ lay traumatiser tata. mbaa yëg nga ne dafa feebar jamono ji ñi may wax nii fële ca cellule bi. waaw Pape Cheikh dafa feebar foofu noonu ba sonn. waaw mais ndax keroog bi daan bi taxawee mandat de dépôt sur instruction. bi ñu déposé seen dossier instruction moom dafa yuuxu mais je suis pas un bandit. du ma bandi boo dégloo kàddu boobu Abdoulaye ndax mën nañu dëggal ne Pape Cheikh comme li ñuy wax dafa nekk nit koo xamante ne il est hyper fragile. waaw il est fragile. moom buy wax sax ndax lii jàpp nga ne mën na ci génn. tata Pape Cheikh Diallo buy présenter émission rek. waay bu toogee rek nga xam ne il est fragile. ko waxam tu sais que maanaam il est quelqu'un boo xamante ne bu la bëggee bëgg na la. waaw parce que boo gisee ma laaj la ko dafa am ñoo xam ne problème mu jàmbur dañ ciy jooy mais ñoom seen problème dañ ciy dëgër moo tax may laaj. voilà parce que moom il est fragile boo xoolee man c'est la podcast yi doon def ak des amis muy invité ay nit. tu vois que par exemple yow man si j'aime son regard. côté boobu dama ko neex parce que il sait jouer le jeu je sais pas si c'est volontairement ou pas mais quand buñ cadré ci moom ci quelque chose qui l'attriste. mais tu vois son visage il est carrément crispé. il est solidaire tu le vois tu le sens. même à travers l'écran tu sens que day mel ni mooy dund affaire bi. moo tax ma ne il est très fragile. parce que day bëgg a soucier wu ci nit. moo kooku boo ko yóbbu kaso tata lu ko traumatiser day yomb. moo tax ma ne nañ bàyyi xel ci même s'il est malade même s'il a le VIH sida même si borom ñaari tur yi la mais regardons d'abord l'aspect humain. l'aspect humain nañ ko faj ba parce que l'enquête doit continuer. bu nekkee dafa am par exemple jëlee na fa feebar boo xamante ne mënatu la wax parce que on a besoin qu'il parle en fait. parce que on veut indexer les am na ci benn moo ko les gens nañ dimbale parce que da gis naa keneen ki am ku koy wax nañ ñu dimbale ku ci nekk bu nekkee wàll nga nit wax ñu ko. nekk ci tur bi Pape Cheikh Diallo affaire Pape Cheikh Diallo est-ce que tey ni ñu nekkee di tuddee Pape Cheikh saa yu ñu xëyee di ko gis ci uni Pape Cheikh est-ce que jotutoon ñu daal di teg pression ki nga xam ne moo di ministre de la santé mu génn daal di communiquer ci feebar bi nga xam ne nee nañ mu ngi law ndax boo xoolee lim bi mu ngi tolloon ci 12 yi newoon nañu 6 jàpp 8 ñoo ci am tey ñëw nañu ba chiffre bi merci voilà ndax jotul tey mu ñoom ñu génn daal di gën a sensibiliser askan wi gën leen a wax ni que dañu daal di dem jege ji santé gi ñu daal di def li nga xam ne moo di seen dépistage au lieu ñuy gën di campé wu ci Pape Cheikh Diallo ñaari tur Djiby Dramé ñaari tur. voilà diw ñaari tur lu am solo nga wax. là je vais indexer maman lay direct. parce que moom mooy liggéey ak waa docteur yi ak ñoom seen moom loo wax rek mu ne docteur yi. je me dis que c'est le moment. Magu Demba c'est le moment. c'est le moment que médecins yi génn. c'est le moment que ministère ministère du ki yor wàllum wér-gu-yaram ci wolof wàllum santé moom ci boppam mu génn. le premier ministre sax dama ne parce que lii actuellement demande nationale la pour savoir qui est qui et qui fait quoi et qui a ça moo tax ma ne le premier ministre il doit communiquer sur ça. Ministre de la santé surtout moom surtout parce que man kooku nee naa ko liggéeyam dafa des parce que bu ma porté impox bi moom fi ñëwee. veneen bi variole du singe bi.
communication ba dafa desoon tellement que qu'on avait des problèmes léegi là bu ñu taxawee ci moment bi nga xam ne moo di moment wu jéem a wax nit ñi ci lan la ñuy war a génn muy jëm ci wàllum VIH sida bi est-ce que jotul ñu communiquer ci benn vague communication wax ne actuellement test bi mu ngi nii dem leen defi ko man démb barkaati démb j'ai amené un ami qui était malade au niveau de l'hôpital bu nekk au gaz hôpital militaire yi j'ai demandé ndax test VIH bi amu fa parce que man pare naa pour bu nekkee ñaanuma yàlla am ko bu nekkee am naa ko que je protège des gens parce que àdduna noonu ngay doxee bul ne daluma rek àdduna bi nag bul ne daluma parce que da nga naan sama yoon nekku ci moom la ñu war a éviter parce que sama yoon nekku ci bés dina ñëw mun ne sa yoon nekk ca parce que lan feebar bi mën na law ba buy dugg sa biir kër te man ça il faut déjà l'endiguer bu ñu ñëwee ci ministre ki nga wax léegi Yacine je me dis que c'est le moment parce qu'il était sorti sur Farba Ngom non kooku c'est la ministre de la justice. non de la justice sax dama ciy ñëwaale. ñoom ñëpp laay wax de. parce que damay ñëw ministre de la justice laay njëkkee. parce que affaire bi dafa ngànk justice santé ak gouvernement bi ci boppam. ñett maanaam dama naan santé la justice même protection de l'enfance. même ñi yor wàllum femme. ñoom ñëpp dama pour man ci lañ bokk. parce que affaire bi nekkatul Ablaye Dione nekkatul Pape Cheikh Diallo nekkatul keneen mais Sénégal la. Sénégal la actuellement kuy wax ci ñun il va parler ci lan góor jigéen VIH sida là c'est le moment ñoom ñu ànd comme nañ lëkkaloo woon te ba xale ba gaañoo muy Abdoulaye Ba nañ lëkkaloo woon ñëw toog dañ lëkkaloo waat ñëw toog woo presse bi yépp ñu ñëw taxaw te wax ci aali kalaj bi jàngoro ji bi bu ñu jël affaire bi spécialisé ko ci kenn wala viser kenn mais déjà on sensibilise les personnes ne leen VIH sida boo ko amee nekkul ne c'est la fin du monde maanaam bu ñu diaboliser le truc parce que déjà xam nga li problème dañ ko diaboliser ne VIH sida boo ko amee te déjà lii problème bi mooy bu ñu nee am na VIH sida ñëpp la ñuy yaakaar ne da doon sëy ak kenn wala am na VIH sida que góor la doon sëyal. diw moo ko wàll. góor ñoom instant yii daal ku fi taxawoo ñu ne am na VIH sida ñëpp dañu naan ca góor jigéen ñi la bokk. déjà foog ñu camper le débat ci côté ba naan mooy. ku am sida nekkul ci nii nga ko amee parce que y a des gens qui vivent avec le sida que musuñoo faatu te ñu ngi seen jàmm te ñu ngi seen biir te duñ leen wàll loolu nag c'est le moment ñoom ñu génn wax ci loolu moo gën ñuy bàyyi affaire muy gën a avancer parce que la tata dama naan bu ñu demee ba tudd 20 wala 10 tata nekkatul lu ndaw te nee nañ lim bi dina gën a yokku loolu de lañ ñu xamal ak lu ci mën ci am rek danañ toog xaar nag kii di ministre de la santé mu daal di génn nag def li nga xam ne moo di ab communiqué jëm ci wàllu jàngoro bi nga xam ne moom la ñu wax jamono jile ndaw buñ ci testé rek dégg nga maam day ñëw li nga xam ne moo di positif gannaaw xibaar biñ ci jotoon a am moo di kenn moo ci jot a rëcc ñu koy wax Pape Birame Bigué Ndiaye nekk ab journaliste fële ca RTS ñu daal di ñëw rek sunu deuxième point waaye laata ñu ci dugg dama bëggoon ñu def benn transition Abdoulaye daal di dellu siwaat ci plateau bi